Bonjour nos abonnés salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay amati mbégte bànneex saa su ne comme ni muy demee daje ak yéen seen émission actualité politique saa su ne bu ñu fi ñëwee di dem ci leader yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi ñuy waxtaan ak ñoom tey nag ki ñu dalal mooy monsieur Ndiogou ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté waa askanu Léona ndaxte yàgg nañu gis li nga xamante ne mooy taxawaayam donc mu doon candidat ci élection maire yi ñu jëm incha allah ci atum 2022 janvier incha allah. donc moom la ñu dalal nag di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte bànneex saa su ne donc foofu la ñu jaar nuyu ko mu nuyu ak ñi nga xamante ne ñooy askan yi ñuy seetaan ci commune bi ou bien hors de commune bi sax ndaxte am na ñuy suivre partout ci monde bi dañu fay suivre donc di nuyu bu baax a baax surtout ñi nga xamante ne mooy les Sénégalais de la diaspora tout ku ci mel ni waa Mauritanie ñoom aussi tamit dañuy suivre mais aussi au delà de Mauritanie ndaxte émission bi day jéggi frontières yi donc ñu nuyu ñëpp en tout cas képp koo xamante ne rek sénégalais nga en même temps nga doon doomu Léona nga nekk ci yeneen diwaan yi ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax donc di leen wax nag ñoo ngi dalal kay monsieur Ndiogou Ka mu doon candidat ci élection yi fii ci am fii ci Sénégal rawatina ci commune bu Léona donc monsieur Ndiogou ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw merci beaucoup ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax vraiment ñu ngi nuyu képp koo xamante ni nii rek yaa ngi ci commune Léona surtout jeunesse bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñu ngi bitim réew waa diaspora voilà nekkoon mooy macha allah xam naa ne sama gaa yëpp ñu ngi koy seetaan donc di leen ñaanal yàlla nga xamante ne ni moo leen yóbbu foofu yàlla na leen ko yàlla yombalal ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et di nuyu vraiment waa abonné donc merci monsieur en tout cas le candidat donc dañ koy présenté ba léegi rek moo El Hadji Ndiogou Ka donc di candidat ci coalition bu mag boobu di wàllu Sénégal ci fii ci moom la ñu invertir si commune bu Léona donc nag xam naa dañuy plongé directement ci émission bi ndaxte dañ ko doon débuté ci li nga xamante ne mooy li concerne politique bi mais au delà de politique sax dañ koy waxtaanee lépp loo xamante ne nee naa ko doxalin la ci fi nga xamante ne mooy ci comment dire si commune bi dañ ko doon waxtaanee mais tey nag avant ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy politique bi dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy comment dire mooy jaar-jaar bi ndaxte jaar-jaar bi day amal solo ñi nga xamante ne ñoo ñu suivre rawatina ndaw ñi nga xamante ne ñu mel ne ñun amaana El Hadji Ndiogou Ka pour ñu xam ko jafe na trop donc mu doon yoo xamante ne aussi tamit dañ ciy bëgg taxaw bu baax a baax donc nag noonu la ñuy def. donc noonu la ñuy def enseigner ba léegi ak débat di jégalu peut-être loolu ay problème de technique la des fois day ñëw donc bëgg nañu xam jaar-jaar bi donc monsieur Ndiogou bëgg nañu nga ñëwaat ci ñun ci jaar-jaar bi fan la dalee ba ak aussi tamit lan mooy jaar-jaar yi nga xamante ne amaana boo ko baakee ndaw ñi dina doon loo xamante ne luy intéressant pour ñoom. waaw merci beaucoup et kontaan naa bu baax waaw jaar-jaar yi moom pour ma jaar ci dina ma neex trop wax dëgg yàlla. man maa ngi juddoo Mbañ màggee Mbañ donc ba ma demee nag ba am 18 ans ci laa génn te moom Europe à 98 maa ngi nekkoon France Montpellier def naa fa 1 an ma jóge foofu dem Italie donc Italie def naa fa 12 ans. ma jógaat foofu aussi demaat Espagne tamit def naa fa 4 ans donc loolu mooy li nga xamante ne ni daal vraiment def naa ko ci immigré merci. donc comme ni nga ko waxee jaar-jaar bi am na solo trop donc pour ñu gën ko xamale ak ñi nga xamante ne mooy askanu Léona donc loolu da leen di wax ne que ne jékki-jékki yu rek ñëw ci arène politique donc ça montre que ni am na fu mu jaar
loolu tey moo ko mën a permettre mu doon leader bi mu doon tey donc ci loolu la ñuy plongé bu njëkk nag boo xoolee suñu émission yi ñu doon benn dañ doon ñëw rek attaqué li nga xamante ne mooy aspect yi ñuy dund fii ci commune bi mais bi yoon nag li nga xamante ne mooy politique bi moom lañ koy njëkkee monsieur Ndiogou bëggoon nañu xam kañ nga intégré li nga xamante ne mooy politique sa duggin politique kañ nga toog ba xalaat que ne yow il est temps que nga dugg ci politique te yan critères ñoo la duggaloon ci politique. waaw merci beaucoup loolu tamit dinaa ci kontaan lool waaw donc may wax ne 2007 laa commencé politique à Italie fi ñuy wax Treviglio parce que jamono yooyu dañ fa nekk immigré te am moodu yi nga xamante ne nii ñu ngi woon foofu am ñoo xamante ne nii dañu doon am jafe-jafe pour kayit wala jafe-jafe pour liggéey wala jafe-jafe fi ñuy liggéey wala yu demee noonu yàlla def ma àndoon nag ñi nga xamante ne nii ñooy saytu yu mel noonu mooy waa CISL ñooy ay syndicaliste la ñu ma yoroon seen carte ñu demoon ba nga xamante ni dañ ma boole ci seen biir donc fa laa jëkk politique ma nekk ci ba yàlla def macha allah ma ci dox jéego yu am solo yaakaar naa am na ñoo xamante ni nii tey ñu ngi may seetaan am na ci ñoo xam ne ñu ngi may seetaan donc ñu tey bari na loo xamante ne nii mu dafa doon nekk seen jafe-jafe muy affaire yi kayit wala muy affaire yi pour ñu yegsi ci gouvernement bi wala yu demee noonu wala ñu xam li nga xamante ne nii moom mooy seen loi donc comme yàlla boole na ma ak ñoom ma leen ci jàppale te yaakaar naa am na ñoo xamante nii buñ ko déggee nii daañ ko dëggal insi donc comme ni nga ko waxee rek ñëw nañ ci li nga xamante ne mooy dugg nañ ci politique bi gis nañu que ne li nga xamante ne comme ni nga ko waxee bokkoon na ci ay syndicats yi ñoo la gën a poussé nga dugg ci li nga xamante ne mooy politique mais bi nga duggee politique bi ban parti politique moo la foofu nga njëkk a adhéré wu ban parti politique nga njëkk a adhéré wu. waaw merci beaucoup jamono yooyu nag dafa nekkoon ne foofu ci Italie xam nga ñun immigré yi foofu dañu doon soxla soit immigré yi ci yenn plan yi donc ñi nga xamante ni surtout am nañu ay këyit yu mel ne nga am carte séjour wala yu demee noonu waaw donc bañ ci nekk ci CISL ci la ñu dox di dox ba yàlla def aussi comme waa commune bi ñu duggante ak ñoom macha allah dañu jël ñu bu ñu amee lu ñuy wax wala loo xamante ne nii am na jafe-jafe ci ñoom pour yegsi ci immigré yi ñi nga xamante ne nii dégguñu italien wala yu demee noonu dañuy jaar ci ñun ñëw ci ñun ñu waxal leen ko doxal leen ko ba ñu jógee nag bon ñu ñibbi si Sénégal ba ñu ñibbisee Sénégal aussi à 2012 macha allah def nañu jéego politique macha allah ci suñu réew mi. lu bare bari loo xamante ne nii tey yaakaar naa waa Sénégal mën nañ ci teg seen loxo. mais bi nga ñëwee ban parti politique moo la dalal PDS parti socialiste wala parti démocratique sénégalais wala APR ban parti nga njëkk a adhéré wu. waaw merci beaucoup waaw léegi foofu nag fi ma njëkk a adhéré wu mooy ci PDS laa jëkkoon nekk waaw fa laa nekk di liggéey ak waa PDS vraiment. mais yàgguma fa ma génnaat dem ci APR yaakaar naa su ma yeboo ma ne la ñu bari tey ñu ngi ci APR tey man maa leen yóbbu ci APR parce que ñu mel na tey ñi fi nekk ñu ci bari man maa leen yóbbu ci APR parce que maa ngi à 2012 maa ngi doon liggéey ak monsieur le ministre Mbaye Ndiaye voilà jëkkee politique à Sénégal voilà nekkoon à 2012 yàlla def ñu nekk ci Macky Sall di ko jàppale ba benn sant vraiment ñu dem élection ba ñu demee élection noonu ci la ñu gis ne vraiment fii nii commune de Léona am na problème ci laa wàcc si waat fii nii gis ak monsieur le maire Alaaji Jëm Yoodi ma ne ko li mu bëgg mooy premier tour yaa ngi woon ci PDS waaye deuxième tour su ma sañoon nga ñëw ci APR pour ñu mën a eggale liggéey parce que ba ñu defee constat bi gis nañ ne vraiment
APR gagné na élection yi. waaw comme ni nga ko waxee donc boo xoolee ci côté boobu donc gis nañ que ne ñi la investir bokk na ci waa PDS mooy wàllu Sénégal ci coalition bu mag boobu donc investir bi ñu def ci yow mën naa ne lan la def politiquement te aussi tamit yan critère presque lañ la tàbbee. waaw merci beaucoup waa PDS mën nañ ma tàbb parce que man mosuma génn ci ñoom laa nekkoon aussi. parce que yaakaar naa bu ñu nee APR yaakaar naa ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon ci PDS te tamit PDS liggéeyal nañ ko loo xamante ne nii tey bu ñu jógee ñu ni dañu soxla PDS yaakaar naa PDS du def lenn lu dul jox ñu seeni baat parce que xam nañu ñun ñooy kan yaakaar naa du fii rek lañ ko xame yàgg nañu suivre ñun tamit yàgg nañu liggéeyal PDS waaw donc daal foofu daal la ñuy daaneel. donc comme ni nga ko waxee ba léegi ñoo ngi ba léegi ci domaine politique rek pour aussi tamit wax sunu ay téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel tey El Hadji Ndiogou Ka bu émission ba moom la ñu dalal ci sunu émission actualité politique mu doon émission boo xamante ne aussi day wax sax loo xamante ne au delà de politique da koy waxtaane mais aussi tamit di leen wax ne que ne moom la ñu dalal di El Hadji Ndiogou Ka encore une fois mu doon candidat ci élection maire yi nar a am ci diwaan yu wuute mais aussi tamit rawatina fi nga xamante ne mooy commune bu Léona donc ba léegi rek dañuy enchaîner foofu gis nañu que ne depuis un certain temps yaa ngi wàcc ci terrain bi depuis bi coalition bu mag boobu Yewwi Askan Wi autant pour moi ma naan wàllu askan wi bi mu la investir ba léegi gis nañ que ne yaa ngi wàcc ci terrain bi mais tey loolu tey yan rapport nga am ak population bi ak ndaw ñi ban liggéey pour l'instant nga nekk di ci liggéey pour nga mën a daganal seen baat. waaw merci beaucoup xam nga réew mi macha allah dañ ci bokk dañ ci yàgg liggéey donc bu ñu demee ba nga xamante ne ni réew mi tollu na fii du ñu def lenn lu dul wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi waxtaan ak ndaw ñi parce que tamit dañu gis ni dëkk bi tey tollu na foo xamante ni nii ndaw ñi ñoo ko mën a liggéey moo tax man ba ma jógee li ma jëkk wax mooy que man maay bay faalu ndaw ñi parce que boo xoolee ki nga xamante ni mu ngi fi dëgg gis nañ ni nga xamante ni noonu la war a taxawee askan wi des na parce que tey commune bi bu nekkee ci commune bi ànd ak ay ndaw ñi jàngi ñëwaat yore seeni diplôme macha allah xale yi génn dem bitim réew am seeni xam-xam ñëwaat ci réew mi dañu yaakaaroon bu demee ba toog ci commune bi 27 ans day toog bàyyi ndaw ñi dem eggale li ci des waaye dafa mel na ni moom ba léegi mu ngi laajaat yeneen 5 ans ñu toog ak moom nag ñu wax ak moom ñu nekk nag ñun nag li ñu bëgg mooy instant yi nii na nga bàyyi xale yi dem yow nga nekk seen gànnaaw nga jàppale leen te ne wax dëgg yàlla loolu lañ ko bëgg lool parce que tamit suñu lépp la mais dafa am loo xamante ni nii yaakaar naa askan wi tey ak ndaw ñi tey tollootuñu foofu ndaw ñi tey tollootuñu fu ñuy fole ki nga xamante ni nii tey mu ngi am ay juróom-ñett fukki at ak ñeent loolu yaakaar naa ndaw ñi tey tollootuñu léegi nag li fi nekk mooy xale yi man nee naa leen man fu ma mën a nekk ngeen xam ne man maa doon seen Baay Faal te maay seen Baay Faal. donc dañuy enchaîner ba léegi rek ci ba léegi suñu émission politique di leen wax ne que ne ñooy jégalu ci perturbation yi ngeen ci am des fois ci qualité sonore bi ndaxte des fois yéen ñi nga xamante ne da ngeen suivre lu mel ni média affaire yooyu def ñuy arrivé bu baax a baax donc dañuy enchaîner ba léegi wax na ba wax ci li nga xamante ne mooy ci monsieur le maire mi nga xamante ne mooy actuellement commune bi donc foofu la ñuy continuer ba léegi bëggoon nañoo xam yan rapport nga am ak ndaw ñi ak ñi nga xamante ne mooy jigéen parce que gis nañu que ne sa discours yëpp foofu nga koy gën a tenir mooy entre ndaw ñi ak jigéen ñi est-ce que mën nga ñu waxal seen diggante nu mu mel en fait. waaw man moom ndaw ñi man wax dëgg yàlla ñoom laa mos a liggéeyal te ñoom laa mos a gëm ak jigéen ñi parce que tamit yaakaar naa tey bu ñuy wax réew diñ ci war a gën a sóoraale muy ndaw ñi parce que ndaw ñi ñooy avenir u dëkk bi mag moom yaakaar naa ku jeexal na ku jeexalul jeexal na tey fi tey nag ndaw ñi vraiment
ñoo ma gën a poussé sax pour ma tey génn taxaw engagé pour jëli li fi nekk ñu teg fii ay qualité yu bees lu mel na ay xale yoo xamante ni nii tey ñooy gérer commune bi ñun suñu liggéey bii joxanti nañu ndaw ñi yépp loxo tàllal nañu ndaw ñi yépp loxo te yaakaar naa tey boo xoolee commune bi li ci bari tey ñu ngi ci sama gannaaw fas ñoo yéeni jàppale incha allah pour ñu gagner commune bi pour ñu delloo ko ndaw ñi parce que tamit lii mooy réew jigéen ak xale te nag boo xoolee fii nii dëgg jigéen ñi yërëmuñu leen te ndaw ñi tamit teguñu leen fenn loolu nag ala kulli xaalin ndaw ñi foog ñu joxanti loxo nekk benn jéem a taxaw jéem a changé li fi nekk teg fi lu bees ñu liggéey dëkk bi dem ci kanam. waaw ba léegi rek di rappeler si yéen seen émission actualité politique mu doon émission boo xamante ne day wax ci wàllum politique donc bu ñu duggee ci wàllum ni ñu la tàddee waxtaane nañ ak rapport bi nga am ak ndaw ñi mais tey est-ce que mën nga ñu ñëwaat donte ne xam naa ne doo ci ñëw bu baax a baax parce que dañoo nekk ci yoon li nga xamante ne mooy élection yi mooy yan stratégie wala plan yoo xamante ne tëral nga leen pour gën a gagner li nga xamante ne mooy confiance askan bi. waaw xam nga plan yi nga xamante ne nii teg nañ ko man dama ko tegoon avant te boobu yaakaar naa posé bu ma candidat parce que su ma yeboo ma ne la ba ma nekkee de politique à Dakar indi naa fi 4 poste courant yoo xamante ne nii dama ko indiloon pour ndaw ñi ma indil ko pour commune bi kayit yaa ngi nii bu jegee nga jàppale ma bu fekkente ni soriwul waaw mënoon na ñëw kayit yi mënoon na ñëw ngeen mën ko lire ñëpp képp koo xamante ni nii yaa ngi ci commune bi rek nga mën koo xool ma indi ko fii ci commune bi te defi wu ma ko dara lu dul jëm ci jàppale ndaw ñi ak vraiment askan wi ak néew di doole. indi nañ fi aussi partenariat italien yoo xamante ni nii dañuy ñëwoon pour jàppale askan wi muy loo xamante ni nii te loolu yëpp ba ma ko indee di ci bari dañ koo bloqué. parce que poste courant bi nga xamante ni nii Aly Ngouille Ndiaye moo ma ko mayoon à 2012 su ma sañoon rek ngeen indil ma kayit yi ñu leer ko dina ci baax lool parce que lii nii wax loo xam ne amul firnde man yaakaar naa man bëgguma ko lu may wax rek damaa bëgg mu am firnde loolu nag yaakaar naa askan wi ci lañ ma xool ñu xam ne ni kii nii di wax dëgg yàlla ku jara jàppale la ku jara taxawu la man dara safuma lu dul dëkk bi fu lu ma mën a am bon dëkk bi moo ma gënal dëgg la nag mënoon naa tëdd Dakar ne damay noppalu wala damay politique Dakar déedéet man su ma gisee loo xamante ne nii war nañ ko taxaw ci sama dëkk man damay taxaw wax ko jëf ci ba sama dëkk am indépendant bon dañu xool aussi béykat yi ñu sonn coono yoo xamante ne nii vraiment bu ñu leen taxawul rek dëgg ñu ngi ci problème il faut ñu taxaw leen yaakaar naa ren jii rek jóg nañu fii maak ale boy ñoom ñii maa ngi koy nuyu en passage di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ak macha allah lay di demb ñoom ak ñoom bëgguma lim ak awa Wade bëgguma lim moo limee juum vraiment ak Ablaye Sarr Abou Sow vraiment Seydou Sow ñu def ci loo xamante ni nii waa Sénégal yépp dañ ci bëgg parce que ay jamono dañu gasoon soble bi fii dañu ñoral ba pare soble bi ñu indi ko fii ci marché bi. comme ni nga ko waxee yaa ngi dugg ci wàllum côté économique bi xam naa après daal ci ñëw ci côté politique bi ba léegi rek lay desandi donc di la wax que ni pendant 26 ans ñu gis que ne am na ñoo xamante ne ñooy diriger commune bi ba léegi tey est-ce que tamit yéen ñi nga xamante ne yéen ay opposé wu est-ce que tey sensibilisation bi ngeen waroon defal population bi est-ce que def ngeen ko pour ñoom ñu xam ne que il est temps que changement am. waaw def nañ ko jamono yii nii yaakaar naa commune bi 127 villages yaakaar naa fuñ ci taxul sunu tànk amul 127 villages yëpp taxaw nañ ci yaakaar naa ku doon laajte Alaaji Njoogu tey yaakaar naa laajte tuñu Alaaji Njoogu parce que xale yi gën a tuuti rek tey yaakaar naa xam nañu kan mooy Alaaji Njoogu yaakaar naa tey commune bi muy diaspora muy fépp
ah yaakaar naa El Hadj Ndiogou dem na ko ba nga xamante ni ñëpp xam nañu kii mooy El Hadj Ndiogou. waaw comme ni nga ko waxee donc di leen rappeler ba léegi ñooy seen émission actualité politique xam naa dañuy plonger ci beneen étape gis nañu que ne yéen opposants yi vous êtes au nombre de 3 donc ngeen war a jàkkaarloo koo xamante ne def na fi 26 ans est-ce que yéen ñëpp bu dee benn objectif bi ngeen am mooy que ni changer li fi nekk est-ce que jotul woon yéen avant ngeen ànd doon benn pour ngeen mën a combattre li fi nekk parce que kenn ku ne boo waxtaan ak moom di lay wax ni il est temps que changement am est-ce que changement bi yaakaar nga ne dina am ak ni ngeen demee. waaw man gëm naa ne changement bi day am parce que vraiment askan wi ñoo sonn xam nga bu fekkonte ne askan wi sonn ñu yenn coono yi mën nañ ni changement doo am mais instant yi askan wi dañu sonn te xamatuñu fu ñu jëm moo tax yaakaar naa bu ñu nekkoon 10 sax yaakaar naa changement day am parce que askan wi yaakaar naa kenn mënatu leen nax yaakaar naa dafa jeex ci commune bi tey xale yi màgg nañu xale yi jàng nañu xale yi tey yaakaar naa ñoom ñëpp tey kenn ku ne mu ngi diplôme am bon nag bu ñu nekkoon 10 sax incha allahu rabbi taala changement day am mais waxtaan wi nag bon même bu amul ñu ngi ñaanal ñëpp rek kenn ku nekk fi nga nekk yàlla na la fa yàlla jàppale waaye incha allahu changement day am loolu moom maa leen ko wax. est-ce que gisoo woon que ni yéen ñett ngeen doonoon benn moo ëppoon doole que yéen ñett ñëpp kenn ku ne demalal boppam parce que bu dee yéen ñëpp yéen a bokk même intérêt mooy changer li nga xamante ne moo nekk ci commune bi est-ce que gisoo woon que ni waroon ngeen a mën a waxtaan avant ngeen egg fii. waaw merci beaucoup loolu waxtaan nañu wax dëgg yàlla waxtaanoon nañu à début moom toog nañu waxtaan kenn ku nekk génne idéem waaye bon yàlla def ñu am ñeenti candidat te yaakaar naa comme ni ma leen ko waxee rek def nañu analyse bi daal li ci ëpp solo mooy def nañu analyse bi ñu def incha allah maire moom dafay jóge ñu teg lu bees incha allah. waaw merci beaucoup ba léegi ngeen seen émission actualité politique donc dañuy gën a rassurer li nga xamante ne rek mooy doxalin émission bi donc dañuy continuer ba léegi ci li nga xamante ne mooy concernant li nga xamante ne mooy politique bi ba léegi ndaxte gis nañu amal na njëriñ yi nga xamante ne mooy askan wi ci politique boobu nag buñ ci continuer forcément dina ñëw ci li nga xamante ne mooy projet yi nga xamante ne teg nga leen amaana sax doo ko bëgg wax de façon générale ndaxte yaa ngi jëm ci li nga xamante ne mooy ci ay campagne électorale yu lay xaar donc ci côté boobu yow loo ci mën a wax yoo xamante ne ci aspect yi nga xamante ne ñoo nekk fii mooy ci côté élevage bi agriculture bi ba ci li nga xamante ne mooy commerce bi est-ce que am nga ay projet yoo xamante ne tëral nga leen pour mën a wàllu ñoom. waaw merci beaucoup loolu dinaa ci kontaan dinaa ci sawar a tontu wax dëgg yàlla parce que man aw ma lu dul dëkk bi te aw ma lu dul projet yooyu li ma lay assuré ne mooy incha allahu rabbi taala am nañu ay projet yoo xamante ne nii pare na bu ñu demee ci affaire mbay mi am nañu yoo xamante ni nii yaakaar naa tege na ba pare li fi des rek mooy ñu jàll élection ñu mën koo déclencher parce que tamit ku ma xam man Ndiogou El Hadj Ndiogou ku ma xam xaw ma ci mbay te nag man dafa am lu ma jaaxal tuuti ci suñu Afrique bi surtout suñu Sénégal boo xoolee tey baadoolo boo gis ku ñàkk koo gis baykat la mu nekk loo xamante ni nii daf ma metti te man boo génnee fii boo demee en Europe wala nga dem Maroc wala nga dem yenn réew yi ma gis ne milliardaire boo compte wala milliardaire boo gis baykat ma topp ma xool ma xam ne lii nii dëgg ñàkk gëm suñu bopp la dañu gëmal suñu bopp moo tax jafe-jafe yi daal ma leen di wax ne li nga xamante ne nii moom la ñu jëkk taxawu muy mbay mi foog ñu taxawu ko parce que tamit tey waroon a fekk 12/12 dañuy am soble boo xamante nii du jóge bitim réew dañu koy ñoral fii ci suñu ñaay bi te loolu mënuñu ko am mën na fi am sax li tax mënu fi am mooy moyens yi nga xamante nii war nañ ko indil baykat yi indiluñ ko parce que tey waroon nañu am ay chambre froide yoo xamante ni bu ñu doyee ba pare yow da ngay génne lii li nga bëgg jaay nga génne ko jaay yeneen yi ci des nga denc ko te mën nga ko denc 24 mois
te du def dara mais léegi ba léegi lu tax loolu mënuñu ko am te pourtant xam-xam baa ngi fi te pourtant moyen baa ngi fi moo tax njiit yi bu ñu nee am nañu njiit yi ñu ngi ñuy taxaw man vraiment gis naa ne njiit yi ñu ngi ñuy dugal ci kàmba gi ñu ngi ñuy dugal ci teen. donc xam naa dañuy foofu la ñuy jaar te ci li nga xamante ne mooy aspect politique bi ndaxte xam naa ne comme ni ñu koy waxee li nga xamante ne moo nekk ci politique bi bu ñu ko bëggee waxtaanee amaana temps bi yëpp ci lay dem donc dañuy continuer ba léegi rek waxtaanee li nga xamante ne mooy ci yeneen étape mais ci fin bi dañuy terminer li nga xamante ne mooy ci politique bi tey ban message nga bëgg a lancer ñi nga xamante ne mooy say moroom candidat yi te aussi tamit ban appel de paix de jàmm boo xamante ne dañ koy lancer ñi nga xamante ne mooy askan wi ak ñi nga xamante ne mooy jeunesse bi surtout nan la ñu war a demee ci li nga xamante ne mooy ci élection pour ñu mën a duggaat ci yeneen étape yi. waaw loolu macha allah li may wax sama mbokk politiciens yi dama leen wax na rek nañu gëm seen bopp et nañu gëm seen bopp parce que nit ki lu mu am rek moo ko may boppam nañu gëm seen bopp te yoon wi macha allah ñu rattaxal ko te ñu xam ne yaakaar naa ñun ñëpp fi ñu jëm benn la ba des kenn ki nga xamante ni moom moo yore commune bi ma leen di wax ne aussi tey jot na ñu joxante loxo pour changer li fi nekk may wax ne aussi nañu fexe ñu dem ci élection yu leer nañu fexe aussi ñu dem ci élection yi nga xamante ni du am violence man de bëgguma ko parce que tamit ci démocratie la ñu nekk mën na ngaa dem ci mbir nga dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn teg alhamdulillahi rabbil alamin sans violence parce que tamit wax dëgg yàlla bu ñu sañoon réew mi jàmm rek a fi am te nag ñuy wax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñu jiite tamit et nañu fexe ñu dem ci élection waaye nag nañu fexe aussi ñu moytu coow nañu fexe aussi ñu moytu violence ñun moom yaakaar naa man ñi ma am ñëpp ay qualité macha allah samay nit moom kenn du leen dégg ci violence kenn du leen dégg ci coow kenn du leen dégg ci dara waaw foofu daal laay tënk. donc ba léegi rek xam naa ne pour ñu terminer foofu rek du ñu waxtaan ak moom ba jeexal te waxuñu politique au niveau national bu ñu nee national nag nee naa ko mooy ci Sénégal ndaxte boo xoolee moom ci côté opposition bi foofu la fare parce que waa wàllu Sénégal ñoo ko investir donc noo gisee politique bi fii ci Sénégal la ak ni muy demee entre opposition bi ak yi nga xamante ne mooy gouvernement bi est-ce que am nga ci benn xalaat wala benn gis-gis boo xamante ne bëgg nga koo partager ñu ñuy seetaan. waaw opposition bi man ni ma ko gisee rek mooy que changer dafa jot parce que tamit comme li ñuy wax xam nga Afrique dañu am benn problème mën nañu fol waaye mën ñu folli boo xoolee réew yu bari yu développé ku toog ñaari mandat dangay wàcc jox sa morom mu toog bu dee ku fi toog rek danga naan damay toog 27 ans ñi jàngi woon nan la ñuy def problème la ñuy am parce que am na ñoo xamante ni boroomi xam-xam ñu ngi fii ci suñu biir war a génn seen xam-xam bi pour suñu commune pour suñu réew nañu góorgóorlu ñu fexe ku toog ñaari mandat nga wàcc jox keneen ki toog ñu mën a liggéey réew mi opposition bi nag man dama leen di encourager li ma leen di encourager mooy nañu góorgóorlu ba nga xamante ne nii ku fi bëgg forcer nga ne dangay toog ñu wàcce la ñoom daal loolu la lay wax ak askan wi yëpp ñu bokk ñu joxante loxo ñu dugalandoo ci seen loxo ci benn ndam man daal loolu la. waaw donc xam naa ne foofu rek la ñuy terminer li nga xamante ne mooy ci côté politique bi bi yoon nag dañuy dugg ci côté économique bi ku ne économique forcément sa xel dina dem ci mbay mi lu ci mel ni li nga xamante ne mooy aussi tamit ci à part mbay mi sax élevage bi ak pêche mi ndax commune de Léona aussi ku ko wax forcément di nga wax ñetti critères yooyu donc mu doon yoo xamante ne aussi tamit dañ koy gis fii ci commune bi ñu gis ne bari na ay jafe-jafe yoo xamante ne baykat yi ñoo ngi koy dund mais aussi tamit ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci càmm bi aussi ñoo ngi koy dund ba ci li nga xamante ne mooy ci pêche mi mais tey donc ñooñu tamit xam naa ne am na li nga xamante ne amaana ay projets yu mu leen bëgg a tëral donc si ñett yooyu entre pêche mi mbay mi ak commerce bi tey ban xalaat nga am ci ndaxte gis ñun ñëpp gis nañu jafe-jafe
yi nga xamante ne mooy nappkat yi ñoo ngi koy dund béykat yi ba ci ñi nga xamante ne mooy sàmmkat yi tey jafe-jafe yooyu noo ko gisee ak yan solution nga leen bëgg a apporter ci sa démarche. waaw merci beaucoup foofu tamit dinaa ci sawar a tontu bu baax parce que tamit am na yaakaar naa émission bu ma ko waxoon ma ne gis nga ñaayam gii ñaayam rek mënoon na yor commune de Léona parce que li mu ëmb dafa bari boo demee ci mbéy mi macha allah boo demee ci géej gi macha allah boo demee ba taare géej gi nappkat yi fa nekk wax dëgg yàlla da nga leen di sax yërëm te ma leen di assurel ne nag man am naa projet yoo xamante ne nii yooyu espagnol la yooyu li leen yëkkite rek muy nappkat yi ñoom nappkat yi rek la ñuy saytu te gëm nañ ni buñ ñu joxee commune bi insha allahu rabbi taala nappkat yi jafe-jafe yi ñu am fii nii yaakaar naa loolu dina fi jeex te pare nañu pour ñu jeexal ko te insha allahu yàlla dinañu jox commune bi. donc ñëwal ci mbéy mi rek ndaxte gis nañu li nga xamante ne moom la ñu dund ren lu ci mel ni ñi nga xamante ne ñooy béy soble bi gis nga commencé woon nga ci ñëw sax ci say discours tey ni ñu ko dundee xam naa ne avant tout da nga leen di masaw mais aussi tamit yan solution nga leen bëgg indi ci sa programme. waaw merci beaucoup commencé woon naa ci comme ni nga ko waxee dégg la parce que tamit réew mi dañu am lu jafe en 2006 jóge woon naa Italie ñëw fii am lu ma leen wax ma ne leen ñun dañu am loo xamante ne nii am na ñu ko xam waaye yaakaar naa am na ñu ko xamul muy suuf si naaj bi géej gi bu ñu deful attention bu ñu xoolaatul suñu bopp bu ñu moywul ñun ñi nga xamante nii ñun ñoo waroon a bénéficier wu ci suuf si ak géej gi duñ ci bénéficier wu ñun ñi nga xamante ne nii ñun ñoo fi casaanoo daañu jël ñu sànni ñu ca àll ba ñu jël ñu jóge bitim réew wala ñu jóge Dakar ñu jox leen suñu suuf si ba tax na may wax ne nañu gëm suñu bopp am nañu lu jafe am nañu loo xamante ni nii addina bi yépp moom rek la bëgg muy suuf si ak naaj bi ak géej gi ma leen di assurel ne insha allahu rabbi taala bu ñu joxee commune bi képp koo xamante ni nii yor nga suuf daañu fexe ba ñu valoriser nga am kayit yu leer nga am kayit pour su préfet boo xamante nii foo ci dem ci banque boo tàllalee banque bi moom laa jox daañu fi indi ay projets yoo xamante ni nii daañu leen financer ay solaire yooyu commencé woon naa ko indi fii yaakaar naa askan wi yépp xam nañ ko solaire yoo xam ne daañ ci mën a liggéey te dootuñu sonn am na solaire yu génn sax léegi yoo xamante ni dangay nekk sa kër sa portable ngay taal mu taalal la benn wan boo bëggee fay nga fayee ko foofu loolu yaakaar naa kenn xalaatul woon ne loolu dina ñëw ci réew mi te yooyu tey am na moo tax ñun dara yëkkati wuñu lu dul mbéy mi dara yëkkati wuñu lu dul askan wi te tamit ku béy boo ñorelee nga mën a jaay yaakaar naa loolu commencé nañ ko parce que tey ñu ngi nekk ci benn kuréel bu tudd APASEN boobu tey mu ngi lëkkaloo ak waa bitim réew mu ngi lëkkaloo ak waa Afrique ba nga xamante ne nii képp koo xamante ne nii ñoral nga di nga jaay te booy bay sax di nga xam ñaata ngay jaay desa loolu commencé nañ ko te yaakaar naa dootul yàgg ñu ñu indil ko askan wi loolu nag ale booy moom moo ko jiite fii ci suñu commune bi ak Issa Oumar Bass moo ko jiite mooy président bi. donc nga ñëw ci li nga xamante ne mooy aspect commerce bi ci tënk commerce bi aussi est-ce que am nga ci benn gis-gis boo xamante ne sori na ñu soog a ñëwaat ci yeneen point yi. waaw merci beaucoup loolu tamit mooy li ma doon wax sànq parce que tamit booy bay foog nga xam fooy jaay affaire commerce bi am nañu benn coopérative boo xamante ni coopérative bi taxaw na ba pare waa APASEN moo ko taxawal ñun ñii ñooy njiit APASEN nag li tax mu jóg mooy
affaire commerçant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ñooñu la ñuy taxaw dootuñu jënd di perte te tamit ñi nga xamante ni aussi ñooy jaay dootuñu jaay di perte te bala ngay jënd di nga xam ne man bu ma jëndee fee laa koy dugal fee laa koy jaay loolu yaakaar naa taxaw nañ ci ba nga xamante ni dootul yàgg incha allah dañ koy indil askan wi. merci beaucoup à nos abonnés donc di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne yéen a ngi seen émission actualité politique donc ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy aspect économique bi mais bi yoon nag dañuy jàll ci beneen aspect lu ci mel ni éducation bi ak sport bi culture bi mu doon ñett yoo xamante ne soxal na li nga xamante ne mooy jeunesse bi ndaxte boo xoolee ñoom lañ cay gën a fekk. ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy aspect éducatif bi éducation bi ndaxte gis nañu que ne ñi nga xamante ne ñooy jàng ci commune bi am na jafe-jafe yoo xamante ne dañ koy dund tey boo xoolee ñi di jógee ay sàgg di parcourir ay kilomètres ñi jógee ñeem di parcourir ay kilomètres ba Mbànji ak yeneen dëkk yi di ñëw fii ci Potou di fa jàngi est-ce que am ngeen ay projet yoo xamante ne tëral ngeen pour ñooñu tey accès jàng bi ñu war a mën a am ko de façon bi nga xamante ne moom lañ ko bëggee coono bi ñuy daj mu mën a wàññee. waaw merci beaucoup wax nga ma aussi loo xamante ni dinaa ci sawar a tontu muy affaire njàng mi dafa am problème man mii sax de maa ngi ay xale yoo xamante ni tey problème la ñu am ndax problème bi ci jëkk mooy ci suñu commune bi mënoo fi am kayitu njuddu pour sa doom pour nga am kayitu njuddu rek tey problème la dangay def lu ne wax lu ne dox lu ne waaye pour am benn kayitu njuddu rek problème la ci suñu commune bi. ba tax na ñun li ñuy jëkk régler bala ngay régler jàng fexeel régler ñi nga xamante ni ñu ngi jàngi fan la ñuy jaar ba am kayit yu ñu jàngee bon problème boobu bu ñu jógee ci problème boobu am na dëgg la nag am nañu ay école waaye école yu ci bari amatul bunt école yu ci bari amul miir ay béy ngay fekk ñuy foofu école yu bari amul ay jàngalekat te nag réew mi mënul dox sans jàng mënul nekk bu ñu nee daañu doxal réew mi te njàng amu fi mënul nekk il faut ñu taxawu xale yi il faut ñu taxawu njàng mi ba nga xamante ne nii ñi nga xamante ni ñu ngi sàgg daañu mën a nekk sàgg jànge foofu ba war a jàll lew na ñu jàll lew na mais bu ñu xoolee tey fi tey ñii jàng sax ñu góorgóorlu ju jógi sàgg ñëw ba Potou di jàng bu ñu demee ba war a jàll Dakar da war a jàll université foofu la problème yi ëpp man am naa ñoo xamante ni nii sama kër Dakar mu ngi fees dell premier rez-de-chaussée bi maa fa dëkk deuxième bi ay élèves rek laa ko jox amuñu logement te pourtant commune bi waroon na leen taxaw ba nga xamante ne nii dina leen jox foofu logement di leen fayal te yaakaar naa ñooñu buñ fa amee luñ fa am dañu koy dellu si waat fii ci askan bi dañu koy indiwaat fii ci commune bi te nag loolu jafe-jafe la vraiment te incha allah fas nañ ci yéeni taxaw parce que tamit amuñu lu dul jeunesse bi comme ni ma leen di assuré man maay seen Baay Faal te fas naa yéene lépp loo xamante ni nii nekk na seen taxawaay dinaa ci taxaw bu ci yàlla andi. donc ba léegi rek ñu koy félicité ci acte bu noble boobu bi mu wax mooy concernant li nga xamante ne mooy étudiants yooyu mu logé ci këram vraiment ñu ko ciy félicité bu baax a baax donc ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy aspect sport beeg culture bi ci tënk rek ci ñaar yooyu tey est-ce que am nga ay projets yoo xamante ne pour jàppale ndaw ñi rek ci côté boobu ndaxte gis nañu ndaw bu ci nekkul ci côté sport bi en 100% yaa ngi ci côté culture bi wala nga boole leen ñoom ñaar à la fois. waaw xam nga man ku ma xam-xam ma ci sport parce que man sport dama ko bëgg te yaakaar naa xale yi mën nañ ma ko seedal yaakaar naa ren rek li ma def ci sport su ma la ko compter macha allah bari na bon nag ma leen di xamal ne man lu ma gëm la sport lu ma gëm la pourquoi mënuñu am fii ku mel na Sadio Mané pourtant mën nañu am ku mel na Sadio Mané te bu ñu ci amee lu mot 5 juróom ñooñu yaakaar naa dinañu am fu ñu féete commune bi xam nga lu tax mënuñu ko am dañuy joxul gëdd sport bi dañ ko war a jox gëddam parce que sport bi tey boo demee ci terrain yi miir sax mënuñu ko am te yoon la terrain bu nekk ñu miiral leen ko
am terrain yoo xamante ni terrain ñu wutal leen turbine ba nga xam ne xale yi daañu nekk en bonne condition mais nag boo demee ci terrain da nga naan nii man damay am ay gan yu jóge Europe mais duma leen ñeme indi ci suñu terrain yi pour ñu seetaan xale te pourtant am naa ci ay partenariat yoo xamante ni soit dañuy ñëw soxla bon seetaani football wala soxla dem gisi sport bi mais fii damay rus. waaw ci tënk rek xam naa ne temps bi daf ñoo xaw a ko. merci parce que li ñu desee bareetul ci tuuti rek ci lu gàtt rek lan nga ciy ñëw ci wàllum li nga xamante ne mooy culture bi mooy ci yu demee ne ci li nga xamante ne wooyu beeg ñoom seen te xam nañu aspect culturel dafa doon aspect bu am solo ci dëkk ci tënk rek lan nga ciy ñëw. waaw kay foofu tamit dinaa ci sawar xam nga lépp rek mooy doxal suñu commune boo ko bëggee doxal da ngay fexe ñëpp rek nga jàppale leen parce que tamit culture bi ñun tey am nañu ay waykat yoo xamante nii tey ñu ngi fii ci suñu commune bi macha allah ku mel na ay bëgguma sax lim ah ku mel na Ibou Famille am na ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi fii ci commune bi ñoo xam ne tey macha allah bu ñu woyee rek nga xam ne ah ñoom Baaba Maal yóbbu lu ñu leen dara ñoom Youssou Ndour yóbbu lu ñu leen dara lenn rek moo leen téye mooy amuñu ku leen jàppale te nag chaque année dañuy ñëw fii pour jàppale waykat yi pour jàppale artistes yi mais ba léegi gisuñu ci dara mais commune bi daal ma leen di xamal lenn bu ñu bëggee commune bi vraiment dox ñu mën a jàppale fépp il faut ñu jox ko ndaw ñi ndaw moo mën a jóg léegi nga yóbbu nga suyen ni ko Dakar mu dem Dakar mu yëg si léegi nga ne ko demal ma Saint-Louis mu dem Saint-Louis kooku nag moo mën a liggéey commune bi waykat yi dëgg-dëgg man soit bu ñu duggee ci suñu stade yi di way dama leen di yërëm sax parce que amuñu njàppal amuñu matériel amuñu dara te incha allah bokk na ci sama programme yaakaar naa bëgguma génne sama programme waaye su ma ko génnee ñëpp daañu nangu ne incha allah. merci beaucoup ba léegi rek di leen wax ne yéen seen émission actualité politique donc émission bi mën naa ne moo ngi ci fin donc l'émission tire à son fin donc xam naa ne ci fii rek la ñuy jaar ñu tàggatoo ak yéen di tàggatoo ak aussi suñu invité mi nga xamante ne moom la ñu dalaloon di El Hadji Ndiogou Ka mu doon koo xamante ne aussi mooy bokk ci grande coalition wàllu Sénégal donc mu doon candidat aussi ci élection yi nga xamante ne ñoo nar am atum janvier 2022 incha allah donc di leen wax ne tamit xam naa ne fii lañ koy yemali di ko wax lan mooy say kaddu yu mujj yi nga xamante ne dañ koy lancer askan wi. waaw merci beaucoup man dama kontaan bu baax a baax di leen sant yéen ñi nga xamante ni déplacé ngeen ñëw fii tey fekk si ñu fii di leen encouragé tamit parce que man lii rek laa bëgg li ma bëgg mooy doomu commune bi lépp lu ñuy def ci commune bi rek na fekk doomu commune bi la parce que loolu moom mooy doxal réew waaw lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy jënd nañ ko jënde ci commune bi lépp loo xamante ni ñu ngi koy defee nañ ko defee ci commune bi moo nag bu mu leen gisee ngeen ñëw tey ngeen vraiment ngeen def ak ñun émission ñu ne waa doomu commune bi la loolu ñun dañ ciy sant yàlla bu baax di leen encourager di leen ñaanal aussi di ñaanal waa commune bi yëpp góor jigéen mag ak ndaw parce que daal vraiment gis nañ ne candidat Ndiogou El Hadji Ndiogou Ka wàllu Sénégal macha allah fu ñu dem rek dañuy gis ne xale yi gën a tuuti macha allah ñu ngi ñuy tàccul ñu ngi sonn ci ñun ñu ngi def lépp rek ah bon ñun mënuñu leen ci fay ñu leen di wax ne incha allahu rabbi taala ñu ngi jëm ci janvier 2022 ñu ngi leen di tàllal loxoy ñu ngi leen di wax ne fexe leen candidat Ndiogou Ka ngeen fol ko te yaakaar naa bu ngeen ko folee mooy seen coono jeex na ci commune Léona incha allahu rabbi taala maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant sama staff bi nag duma dem bàyyi leen gannaaw parce que tamit macha allah affaire yi bu ngeen gisee mu dox ba tollu fii nii sama staff yi ñoo ci liggéey lu bare moo tax ñoom tamit mënuma leen bàyyi gannaaw di sant sama ñaari waajur di sant samay grand frères yi di sant ñëpp ku mel na vraiment Ali Boy maa ngi koy sant di sant Ablaye Sarr di sant vraiment sama xarit ji nga xamante ne nii sama turandoo papa la di Demba Mari maa ngi lay sant di la gërëm ko xam nag xam ko ci
PDS damay wax ne moom mooy Baye Fallou PDS awa yaakaar naa awa moom tam moom ci PDS la bokk parce que waa juróom yëpp yaakaar naa PDS la ñu di sant vraiment Abou Sow tamit duma dem bàyyi ko gannaaw di sant vraiment Seydou Sow donc di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di sant aussi sama benn grand frère boo xam ne foog ma jàllale sama sant ci moom muy Modou Ngom moom tamit dëgg jàmbaar la ak Rawane Ngom sama àndandoo yëpp daal bëgguma lim suma limee juum kontaan naa daal vraiment dama kontaan tey ba sama xol tey dafa sedd ba nga xam ne pour ma yëkkati sax kàddu tey problème la merci beaucoup. merci beaucoup El Hadji Ndiop di leen fàttali mooy candidat wàllu Sénégal fii ci commune bu Léona donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci dal bi mais aussi en même temps ci li nga xamante ne mooy nangul bi mu ñu nangul sunu émission bi donc vraiment ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax. di remercier sunu ay téléspectateurs ñi nga xamante ne ñooñu doon bàyyi xel saa su ne suñu amee émission yu mel ni dañuy suivre mais aussi tamit di ci indi seen ay commentaires vraiment ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax. donc di nuyu ñëpp ci commune bu Léona de façon générale bàyyiwuñu kenn donc di leen wax ne rendez-vous incha allah ci beneen émission boo xamante ne day ñeel li nga xamante ne mooy politique di actualité politique mais aussi de façon générale ñu waxtaane li nga xamante ne mooy commune bu Léona donc ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di remercier ki nga xamante ne mooy Ibou Vision Pro ci li nga xamante ne mooy technique bi ak ki nga xamante ne mooy Babacar ñoom ñëpp dañuy jàpp ci li nga xamante ne mooy ci liggéey bi ba mu sotti donc vraiment di remercier ñëpp di remercier encore une fois di ko wax merci au fond di que merci infiniment moom monsieur El Hadji Ndiop ci dalal bi mu ñu dalal ci fi nga xamante ne mooy salon d'honneur am vraiment ñoo ngi ko ciy jaajëfal bu baax baax donc mën naa ne l'émission tire à sa fin donc c'est à ce moment là qu'on vous dit bye bye c'est à ce moment là que je vous donne rendez-vous prochainement inchallah d'ici vous la portez-vous bien qu'Allah vous protège. Merci.